Tout à l'heure. Henri Ciss ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. di la gërëm ci teewaay bi di nuyu Georges lieutenant ku ñu miin la Georges waaw na micro bi gën a jege ndax ñu gën a mën a dégg lieutenant Henri Ciss miin nañu la ndax ci ay jamono nekkoon nga porte-parole police bu Sénégal daan jëflante ak ñun lu bëri waaye jamono ji yow la ñu dénk lépp luy communication xabaar ak jokkoo ci kuréel bu bees bi ñuy woowee comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine kuréel goo xam ne la ministère yu bëri ñoo ko seq ngir xeex wajaase ci lu jaaduwul lu ci mel ni jël gaal ak ñoom seen mën nga nu wax lu tax gouvernement bi rawat na njiitu réew mi xalaata sos kuréel googu ndax tey am ngeen ndaje bu ngeen di amal nañ ci del ci kanam waaye lu tax comité interministériel boobu. jërëjëf Babacar. maa ngi nuyu sa auditeurs yi ak peut-être téléspectateurs yu TFM yi nuyu Georges waa TFM yëpp di leen jaajëfal ci invitation bi voilà nga permettre ma rek xanaa ma am benn xalaat jëm ci ñi nga xam ne dañu wàññeeku ci li ñuy waxee immigration clandestine boobu ñi fi bakkan yi fi rot yëpp ñu ñaanal leen yàlla jéggal leen seen tooñ yóbbu leen ci aljana te di jaale itam seen mbokk yi seen famille yi waa Sénégal yëpp ci tragédie boobu wax nga ko lan moo waral ñu sos lu ñuy wax comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine dafa am loo xam ne lu ñuy wax la politique nationale migratoire bu Sénégal bu ñu tënk tabax ko ci 2018 bu ñu ko defaree ba pare nag parce que boobu mooy pàcc bu gën a rëy ci immigration yëpp la jël migration yëpp la jëlandoo dañ ci am loo xam ne jàngat bi ñu ci def mooy ne dafa am ay loo xam ne dafa manqué dafa sooxe mooy li jëm ci renforcer surveillance ak contrôle frontières yi benn pàcc beneen pàcc bi mooy li jëm ci coordination mbëkk mi mooy immigration walla tukki ci la nga xam ne jël gaal la walla yeneen yi demee noonu donc loolu mu nekkoon lu ñuy wax quatrième domaine d'activité stratégique moo toll mu nekkoon recommandation bu forte bu génnee ci politique nationale migratoire du Sénégal te ñu validé woon ko techniquement donc constat bi mooy ne amul benn structure étatique boo xam ne coordonné na lépp comme ni ngeen ko mën a xamee itam am na yu bëri ay structure ay organisation même ay organismes internationaux yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu immigration clandestine waaye amul woon benn politique bu ñu définir pour xeex loolu amul woon un répondant koo xam ne daal moom moo war a mun téye wuyu ci lu jëm ci immigration clandestine looloo tax monsieur le président de la République ci décembre 30 décembre bi 2020 bi passé mu décidé ñu créer comité interministériel lutte contre l'immigration clandestine. seen SILEC boobu ci lan lay gën di yeewu ci maanaam barrer la route aux candidats à l'immigration clandestine wala am na yeneen yi nga xamante ne yéen a ngi koy def maanaam surveillance des frontières ak lu ni mel. voilà foo leen di gën di yëngu. voilà comme ni mu ko waxee sànq rek am na ay ñaari ponk la ñuy ci la ñuy yëngatu mooy domaine stratégique yu ñuy utiliser yu ñuy axe ñaari axe yoo nga xam ne ñoom la ñuy attaqué ci immigration clandestine mooy nu ñuy renforcer suñu frontière parce que ñu bëri lu ñu jàpp mooy ne frontière dëkk dañ ko war a assurer dañu ko war a sécuriser yokk kaaraange bi ak ñoŋaay bi beneen pàcc bi mooy ne li nga xam ne peut-être mun na nekk ne moom moo tax ba nit ñi di dem nan la ñu mën a def ba
ñu des fii te aussi ñoom ñu am loo xam ne peut-être dina leen permettre ñoom ñu bañ a di jéggaani ci ay conditions yi nga xam ne xaw na doy waar di wuti leneen li nga xam ne moo gën wala li nga xam ne xalaat nañ ne nekkul seen dëkk. waxi surveiller frontière moom xam naa parce que ba nga jamono yi ngay nekk porte-parole police mi ngi tombé woon li ñuy wax Frontex mooy li Europe ak Afrique yenn ci réewu Europe yi Afrique yi seqoon ngir xool géej gi ba xam am na ay gaal yu ci daw jëmali Europe ak ñoom seen gisoon nga ni liggéey bu jafe la te laaj koom gu bëri réew yu mel ni Sénégal néew doole ci wàllu koom nu ñu mënee songee ay xool frontière ak i xool géej ba noppi itam ñaareelu laaj bi mooy seen kuréel gi ngeen sos ne da ngeen di xeex immigration clandestine lu gënoon a gaaw juñu nga ko mel nii li gënoon a gaaw ñi bëgg a jël gaal joxoon leen ci luñ jàpp loolu gënta woon yomba am déet. waaw wax nga dëgg fi nga njëkkee laay ponk bi nga njëkkee moom laay njëkk a tontu aussitôt ndax dafa am loo xam ne comme ni nga ko waxee surveiller frontière yombut dafa laaj ay moyens moo tax itam gouvernement bi mu lëkkaloo ci ak yeneen réew comme ni nga ko waxee sànq Frontex mu nga xam ne moom mooy agence bu Union européenne bi nga xam ne moom mooy xeex loolu. waaye état aussi def na ci ay moyens propres am ndax xam nga ne direction bi nga xam ne sax yàggul rek ñaari weer ci laa bokkoon mooy direction de la police de l'air et des frontières dafa am benn li nga xam ne contrat bi nga xam ne moo ko lié ak suñu benn partenaire mu tax ba Sénégal mun a ñoŋal frontière am yi pratiquement boo foo munti dem par exemple Rosso Kër Ayib Karang Koungkané yooyu yëpp am na ay dispositif boo xam ne war nañu mën permettre léegi ñu gën a renforcer contrôle bi nga xam ne automatisé parce que dañu am lu ñuy wax gestion intégrée des frontières buñ ca jógee nag mu nekk li nga xam ne moom nga wax moom mooy deuxième pàcc bi mooy naan la ñu mën a fexe ba retenir ndaw yi téye ndaw yi ci sunu réew mi jox leen li nga xam ne moom la ñu yelloo ñu bañ ko jéggaani feneen waxuñu ne nag mun nañ téye ñëpp parce que ku nekk aussi am nga sa désir nga mun a dem wala sa bëgg-bëgg mëbët nga mun a dem bitim réew wut fa li nga xam ne moo gën ci yow waaye ci anam yi ñu koy defee ñun loolu la ñu wax ne loolu jaru ko parce que mun na am loo xam ne mun nañ ko fi tënk tabax ko fi te ñoom ñu koy jëfandikoo am na nag lu ñu ci jot a def yu bëri bëri boo gisee comme ni ma ko waxee ci lim bi fukk ak ñeenti ministère ñoo ci bokk plus ministère de l'intérieur bi nga xam ne mooy présider dafa wone ne ministère yooyu yëpp bu ci nekk dafa doon yëngatu ci li nga xam ne moom mooy immigration clandestine am na ci ñoo xam ne am nañu li nga ay jéego yu bëri yu ñu ci def am nañu comme par exemple ministère du travail ministère des Sénégalais de l'extérieur délégation générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur ministère du tourisme ministère yu bëri liggéey nañ ci ànd si ak ay yenn partenaires comme l'OIM ak yeneen i partenaires def ci ay projets waaye ku nekk dafa nekk ci secteur am di am loo xam ne moom la doon def léegi nag ñu jox benn suñu kuréel bi comité interministériel de lutte contre l'immigration ñu jox ko li nga xam ne moom moo war a mën a coordonner te mu définir aussi également stratégie ak plan d'action boo xam ne ñëpp dañ ciy tënku mu nekk référence bi nga xam ne moom mooy foofu la Sénégal foofu la àdduna bi yëpp di xoolee Sénégal nan la mun a xeexee mbëkk mi nan la mun a aussi yan plan lay tëral topp ko def suivi ak évaluation projet yi nga xam ne dinañ ko tëgg ci bépp ministère wala ci bépp structure bi nga xam ne day xeex ci mbënd mi. teewut ci mbëkk mi ci mbëkk mi teewut fan yi passé yenn saa dañuy gis ay ñi nga xam ne dañuy bëgg a jël gaal jaarale.
rek yeneen réew yëpp ñoom itam ñoom ñu jubal si ci immigration clandestine pour jéem a wuti un avenir meilleur ci dëkku tubaab yi. léegi bu ñu demee ba ñun ci 2020 am nañ ay quelques départs au mois de septembre comme ni nga ko waxee à partir de Saint-Louis ak noonu yooyu nag. 2020 kay ñu dem on estime ça à des milliers et des milliers ñi nga xamante dañoo wàcc ci côte Espagne yi. waaw wax nga dëgg loolu am na mais itam da ngay xam ne Sénégal frange lu ñuy wax Atlantique bi maanaam li jógee Dakar ba Kafountine lépp géej bi la te mun nañ fa jaar. et moyens yu colossaux la laaj moyens yu takku la laajte pour xeex loolu te xam nga ne li tax ba ñoom ñuy jël gaal yi ay capitaines yu expérimenté ñoo fa nekk ñoo xam ne xam nañu géej gi nan la ñuy fexe ba ñu moytundiku yenn surveillance yi te xam nga ne vol yi armée yi di def survoler sunu géej gi Atlantique bi ak waa marine nationale seen vedette yi am na ñu mat juróomi vedette police am na ay lu mat ñaari vedette yooyu yëpp ak gendarmerie yooyu yëpp ñoom ñoo lëkkaloo di def xeex boobu mais amul benn xeex boo mun a def nga ne da nga siy réussir 100% peut-être nag loolu moo xew ci vers septembre 2020 mu am ay ñoo xam ne xaw nañ takku ñoom ñu dem. ndax crise bi aussi dafa frappé dëkk tubaab bi. mais justement lieutenant Henri Ciss seen kuréel bi di comité interministériel bi nga ni fukki ministère ak ñeent ñoo ci ne. ngir xeex immigration clandestine. bu weesoo liñ fi dégg ne nguur gi mi ngi koy def ci pexe ngir jox dara gone yi yéen yan xalaat yu bees ngeen bëgg a indi jox googu gis nañ ni matul moo tax. jël gaal gi di continuer yéen seen comité bi nu mu gisee yëf yi ak lan lu bees ngeen indi. voilà merci Baboucar lu bees lu ñu indi mooy ne xeex bi mësul am stratégie amul stratégie nationale de lutte contre l'immigration clandestine c'est nekk na loo xam ne nit mënul koo xalaat sax ne réew mu toll ni Sénégal mu am loo xam ne lu mel ni mbëkk mi mu sonal nit ñi xale yu bari des ci géej gi ak ci désert bi ci Manding ma ñu mën a ñëw amuñu référence bi nga xam ne mun nañu wax ne ku yëngatu ci xeex bi nii nga war a defee fii nga war a jaar ci poñ yi nga war a tënku loolu mu nekk manquement bu rëy donc li ñuy njëkk a def mooy ci journée yi ñuy def mooy tey ak suba dañuy def l'état des lieux mooy ne dañuy fexe ba lépp li nga xam ne moom la nit ñi xam ci wàllu mbëkk mi ci immigration clandestine nit ñi indi ko ñu tabax benn plan opérationnel bi nga xam ne ci la ñëpp di tënku acteurs yi nga xam ne ñëpp dañuy yëngatu ci wàllu immigration clandestine ñoom ñu tënku ci loolu ce qui fait que dinañ mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a financer suñu partenaires techniques et financiers yi ñoom ñu jox ñu li nga xam ne ci ay anam yu yiw te itam mu nekk ci ay projets yi nga xam ne yu ñoŋ la ñun dinañ ko mën a topp saytu ko ndax waxal naa ko sànq am nañu lu bari lu ñu fa mën a def lu ñu ci def mais fu mu nekk nii. ci loolu wax ñu tuuti ci projet yi ngeen xalaat ni moom dina baax pour xale yi seen xel dootul dem ci jël gaal mosoo ñu ci tuuti. comité interministériel lutte contre l'immigration clandestine juróomi la am juróomi bànqaas. ñu tuddee ko ay division benn division comme bi ngay laajte division buy toppatoo loolu mooy emploi formation insertion et réinsertion ak gestion des retours des migrants de retour donc loolu am na ay projets yu takku dégg nga rek ci forum de Paris bu yàggul dara monsieur le président de la République bu mu fa demee jot naa wax ak aduna bi yépp wax leen ne développement suñu réew yi nii ñoom dañ ci war a def seen loxo bu baax a baax ndax comme ni ñu koy waxee mënuñu téye nit ñi ci li nga xam ne aussi amul ay moyens
amuñu li nga xam ne foofu la ñuy suturloo donc ay projet yu am solo la ñuy nar a tabax ñu jagle ko xale yi. am na yi nga xam ne nag ay ministères yoo xam ne tey bu ñu fi teewoon tey mun nañ la wax ne commencé nañu depuis longtemps ñu ngi dérouler seen plan d'action di jox xale yi xëy. maanaam par exemple ministère du travail am na ay ci ndaw xëyu ndaw ñi yoo xam ne ay projets yoo xam ne yooyu yëpp dafa inscrire ci xeex immigration clandestine waaye ku nekk dafa doon def ci secteur am. amul li nga xam ne moom moo ko rassemblé mu mun a wax tey ne ñu tënk ko ci benn kayit ñu ne lii la ñuy def ci xeex ci mbënn mi. surveiller ci mbëkk mi. surveiller frontières yi d'accord ak projet ngir jox ndaw ñi ab xëy mais malgré tout ça da nga gis ñi nga xamante ne. seen gët ñu ngi ko teg tugal. est-ce que yéen ci seen doxalin sóoraale ngeen carrément lii di mbirum sensibilisation pour yee ndaw ñi. waaw beneen division merci de ci question bi beneen division bi ma mën a wax mooy bi nga xam ne moom fa laa nekk mooy division communication prévention sensibilisation division boobu moom mooy lijjante lépp li nga xam ne. ak acteurs communautaires yi ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu déjà association yi migrants de retour yeeg ñëpp ñoo fa war a nekk ñu mun a tabax loo xam ne ci wàllu sensibilisation nan lañ benn plan d'action boo xam ne sectoriel dinañu permettre ñu dem fu nekk ñu def suñu campagne foofu wax ak nit ñi expliquer leen lan mooy ngëneel des ci réew mi bañ a jéggaani di jaar ci ay gaal loo coow waaye Georges dama bëggoon préciser ne rek foofu noonu amuñu ambition ne kenn dootul tukkeeti ndax dafa nekk loo xam ne immigration dafa bokk ci nit dafa bokk ci sax suñu histoire depuis l'antiquité géographie ak historiens yi ñu ngi remonté li nga xam ne foofu la immigration commencé te dafa nekk loo xam ne dafa bokk ak yelleefu nit ñi ñu mun a di tukki di dem fi nga xam ne foofu la ñuy xalaat ne moo leen gënal waaye dañu ne dem bi na nekk dem bi nga xam ne moo gën ci sunu ndaw ñi. d'accord nañ ci na aw yoon ndax tukki kenn mënu ko tere nit. waaye na aw yoon. jërëjëf merci. jërëjëf lieutenant de police Henri Boumy Ciss yor kàdduk comité interministériel de lutte contre l'immigration clandestine tey ak suba am na ndaje bu ngeen di amal ngir waxtaanee nu ngeen di gën a mën a amee stratégie pexe yuy tax immigration clandestine dakk mbaa wàññeeku ci Sénégal jërëjëf Georges ñu ziar Fati ak sunu gars yi nekk TFM yëpp ñu yendu ak jàmm. suñu naataangoo yi nekk ca rajo Futur Média